benn waxtu ci télévision Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaar diggu bëccëg ak la ca gën a fës jëm ci wàllu njàng ak njàngale ak Sainte Jeanne d'Arc dogal ba nu jëloon delluwun ca gannaaw démb ca tijjite ga ay gune ñenn ña nekk primaire ñenn ña itam nekk ca collège te ñuy muuru ba ñu duggee ca bërëb ba dañu leen ber ci ruq laata ñu leen di dàq daañ ci dellu siwaat ak jafe-jafe jooye waaye itam daañu dem ca bërëb ba ndax ña ko jiite ña ngay janoo ak taskatu xibaar yi jamono ji ñu àddoo Maguette Gaye lañ fa yabal Adama Gaye moom dina jàkkaarloo ak doyen des juges d'instruction tey ji ci suba la moom taskatu xibaar bi nag lu jëm ci li nu ko tëyee bokk na ca la nu koy tuumaal di offense au chef de l'État maanaam yëkkati ay kaddu yu amut worma teg ko ci ndoddu njiitu réew bu Sénégal moom taskatu xibaar bi itam ma nga doon jàkkaarloo ak attekat ba beneen ponk mbokk yi muy ñi nga xamante ne si itam ñoom la caabi féet gannaaw anam ya ñuy nekkee ca kaso ba lu mitti la du suñuy kàddu kuréel gi dippee FRAPP France dégage ànd ak Y'en a marre ñoo ko xamle doon joonoo ak taskatu xibaar yi tey jii la ñuy ñaawlu rek bokk na ca nee ñu kàddu yi jëwriñ bu ñu dénk wàllum lu jëm ci yoon ak yoonal ak kàddu ya mu yëkkati teg ko ci kaso yi loolee daal la ñu ñaawlu di woo rek askan wi ñu génn ànd ak ñoom ci doxub ñaxtu bi ba tey ci wàllum yoon ak yoonal ak lu jëm ci bracelet yi di lam yin lay takkal bu fekkee da ngaa def lenn ci ak tooñ maanaam nga war a tëdd kaso ñu takkal la lam boobu ba noppi itam di la saytu ñu yëngatu ci wàllu ku yoon wa àddu nañ ci bu ñuy nee lu ni mel lu jaadu la ñeneen ñi ne la ñuy war a xalaat kay mooy mandat de dépôt yu bari yi ñuy teg ci gàllu askan wi te itam di xoolaat bu baax ndax nee ñu lu jëm ci bracelet yooyu di lam yi lañ ciy dugal ci ay koppar xaj na feneen tàggat yaram ak bateau bi di Merci Chips moom nag ñaareelu phase bi dox nañ ko tey jii ci suba ca centre de santé Philippe Maguilène Senghor lu ëpp juróom fukk ak ñaar ci ay doomu aadama xool nañ ko fee seen wér gu yaram bindu gi ma ngay wéy danoo bëgg rek ne ñu jàppale ñi nga xam ne nag mënuñu leen woon a faj fii ñu faj leen kon bindu gi dina wéy fii ak weeru décembre daan waxtaanu di jëm ci wàllum aada ak bienvenue en Afrique di nag téere boo xam ne da ko xaatim di Jean-Louis Roy moom nag dellusiwaat na rek ci naka la ñuy def rek ba fi nga xamante ne si moom mooy dendob Afrique bi mu daal di suqaliku la mu gis rek mooy Afrique ci boppam moom mooy ëllëg donc nag faaw ñu xoolaat doxalin ba ganu xibaar gi di ci fay lay wuyoo mooy coordonnateur bu pôle des non alignés mu dellusiwaat nag ci dialogue politique bi xam ngeen liggéey ba jeex na waaye ba tey déggoo amagul ci seen biir li ci yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen taaxee lu mbokk yi ma ñëw léegi ñu faram fàccee. rafetlu seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu xibaaru diggu bëccëg gi dañu koy dooree ak la xew ca école bi di Sainte Jeanne d'Arc xam ngeen ne démb la woon seen tijjite ga jafe-jafe bañ fa nimiku mooy gune yi muuru moo xam ñu ne ca primaire wala collège dañu leen a tegandi ci bërëb laata ñu leen di dàq Ibou Diouf dellu siwaat na ci. ubbite l'école bi amal nañ ko foofu ca école bi ñuy duppee Sainte Jeanne d'Arc nekk ca biir Dakar loole nag xaaruñu sax ngir tàmbale rek ngir fësal li nga xam ne ay dogal yu ñu jël la ñu ne atum ren ji kenn du fa muuru maanaam élèves yi nga xam ne rek ñoo fa nekkoon daaw tey muuru faw ñu bàyyandi li nga xam ne mooy seen fulaar foofee ca kër ga ñu ne woon nag ab dogal bu ñu jëloon la daaw ci njeexiteelu at mi fësaloon ko tamit defoon kem kàttan ngir képp ku fay kilifa ndongo nga jotandi ci li ne mel su ko defee nga mën a jël say disposition ci atum ren ji loole nag tax na ñu fësal li nga xam ne rek moo ne woon seen mébét ndax gannaaw démb rek bi ñuy ubbi seen l'école lu toll ci ñaar fukki ndongo yoo xamante ne dañu muuru dañ leen rek génne ca l'école ba ñu ne nag xamaloon nañ ko képp kuy waajur loolu méngoo tamit ak seen règlement intérieur di këyit boo xamante ne rek moo dëxëñ lépp li nga xam ne dañ ko fas yéene amal foofu ca l'école ba ngir njàngale ba gën a mucc ayib établissement boobu nag amoon jafe-jafe ak yenn waajur yi daaw ba taxoon rek ñu jëloon dogal ne atum ren ji dinañ ko fësal loole nag def nañ ko
ba tax jamono ji coow li bëri na fa lool ndax dañu jàpp ne rek wàllu wut xam-xam moom waruñ ci nemeeku kenn ku nekk fi nga bokk li nga gëm ak li nga xamante ne noonu la taxaw ba tax rek lii di muuru moom ñu ne waratul bokk ci boobu la école. nguuru Sénégal ñu ngi topp lépp loo xam ne rek dafa aju ci bile mbir ndaxte dinañ def kem kattan ngir lépp lu aju ci wàllu njàngameek njàngale mi mën a mucc ayib fii ci suñu réew. ñu ne nag képp koo xamante ne rek bëgg na sa doom mën a ñëw foofu di jàng foofu nga signé. jëggalu bu baax ci élément bi ñu Ibou Diouf doon dektal du ñàkk ñu dellu siwaat ci dafa am ay jafe-jafe des ba tey ci coow loolu ak Maguette Gaye mi ngi ci bu mu jokkoo gi Maguette maa ngi lay nuyu Maguette Gaye la rédaction bu télévision Futur Média yebal foofee ci institution Sainte Jeanne d'Arc waaw Maguette waaw Fati mu mel ni ñoom kilifay daara ja dañoo woon taskatu xabaar yi yaa nga fa ndax mbir mi door na allo Fati. waaw Maguette yaa ngi may dégg. waaw maa ngi lay dégg. ma ni yow la ñu yabal foofu ca daara ja ndax kilifa yi ñoom ñoo woo taskatu xibaar yi indi ay leeral ci dogal boobu ñu jël ndax waxtaan wa door na am déet. waxtaan bi fi mu toll nii dooragul dañu waxoon ñu may leen ci wax ñu waxtaan seen biir balaa ñuy ñëw jàkkaarloog taskatu xibaar yi waaye li ñu ci mën a jàpp daal mooy fii ci institution Sainte Jeanne d'Arc daanaka fanweeri élèves yoo xam ni tey dañ leen a ber dàq leen. li ko waral di col bi ñuy teg seen bopp bu ñu sukkandikoo sax ci kenn ci ñoom koo xam ni dafa muuru tey sax ba muy ñëw ci école bi nee na ba ñu duggee dañ leen a toroxal ber leen ci seen kanami nawle ci benn salle boo xam ni daanaka def nañ fa ñeenti waxtu balaa ñu leen di wax lan lay def ci ñoom ci dëgg-dëgg ba bu ñu xoolee tamit parents d'élèves yi fi nekk ñaawlu nañu mbir mi loolu bu ñu kenn ci ñoom nee na sax dañ leen wax ñu choisir entre dindi voile bi wala génn ci école bi wala tam ñu teg ay perruque ci seen kaw bopp yi waaye loolu daal doon loo xam ni muy parents d'élèves yi di élèves yi fiy jàngee ñaawlu nañ ko lool. ndax parents d'élèves yooyu nga jege nee ñu daañu jëlub dogal ànd ak ñoom maanaam génne seen doom wala ñooy leen ñu dindi muuraay gi ñuy def. waaw am na ci ñoom ñoo xam ni nee nañ ñoom mënatuñoo continuer ci biir école bi ndax. lu mu bon am na ñu fi def ay juróom-ñeenti at wala lu ko ëpp dañuy dem wuti beneen école ndax lii ñoom dañu jàpp ni gàcce la ci réew mu toll na Sénégal ak ni fi diine mel ak ni fi laïcité mel ñuy jël yile dogal waaye tamit woo nañu nguur gi ngir ñu mën cee jóg ndax instant bi seen avenir u doom yi moo nekk en jeu. très bien Maguette Gaye ñu sant ko gërëm ko ci liggéey bu am solo boobu xam ngeen ne moom la rédaction bu télévision Futur Média yebal ci institution Sainte Jeanne d'Arc ci kanam tuuti wala ci yeneen jotaayu xibaar dina dellu siwaat ak yeneen i mbir ci ndajam waa institution Sainte Jeanne d'Arc ak taskatu xibaar yi ñu wax ba tey ci leneen muy Adama Gaye moom nag da doon jàkkaarloo ak doyen des juges d'instruction tey jii ci suba moom taskatu xibaar bi nag ñu ko doon déglu rek ci kàdduy tuuma yi ñu teg ci kawam ne nag da koo yëkkati muy kàddu yi ñàkk worma gàll ko ci njiitu réew bu Sénégal ak njabootam loolu nag muy kàddu bu leen fàttalikoo yu mu daan bind ci page Facebook am moom taskatu xibaar bi nag daanaka ay bés a ngi nii ma nga tëdd ca kaso ba ca Rëbës ndax dañu ko teg loxo du ñàkk moom it ñu dellu siwaat ci yeneen jotaayu xibaar ñu des ba tey ci wàllum yoon ak waa kuréel gi di mouvement di frappe dégage ànd ak Y'en a marre ñaawlu la ñuy dund ca kaso ba du suñuy kàddu ne ñu anam ya ñuy tëjee nit yi mitti na waaye itam ñoom la leen gën a metti rek ne ñu kàddu yi nga xam ne njiitu réew ki nga xam ne moom la ñu dénk lu jëm ci wàllum yoon ak yoonal di jëwriñ ji rafetlu wuñ ko ne ñu nag kàddu yooyu tax na rek ñuy sàkku ci askan wi ñu amal ab dox wala bokk ñu wuy si leen aljuma ji ci dox bi ñuy amal Kumba Amatloo Thierno Laurent Mendy
mu mel ni élément bi jàpp ndiwul ñu des ba tey ci yoon ak beneen gëstu mu lu jëm nag ci jëwriñ bi waxoon na ko muy lam yi nga xam ne dañ la koy takkal bu fekkee ni da nga am ak jëflanteel ak yoon ba noppi itam dina bàyyi ay gët ñu naan ko bracelet électronique ndax dinañ ko dugal ci réew mi laaj la bu nu samp ñu yëngatu ci wàllum yoon bu ñuy nee waaw ñeneen ña ne lañ ciy def ci koppar bari na bari goo xam ne faaw ñu xoolaat ko la ñu war a xoolaat itam bokk na ca nee ñu mandat dépôt yi bu nee ñoxor njaay rek ñu jël kenn mandat dépôt la yóbbu loolee la ñu bëgg ñu gën koo xoolaat bu baax gëstu bi dañ ci ànd ak Pape Fara Ñing Modou Diop ak Lamine Mandian. ngir fexe ba wàññi kaso yu fees yi daal di dugal lii di bracelet électronique ci système pénal bu Sénégal li nu mel nag ñi yëngu ci wàllu yoon ñu ci bëri nag seen xel ànd na ci ndogal boobu nga xam ne autorités yi daal nañ koy jël jàpp nañ ne mën naa wàññi kaso yu fees yi. loolu benn la ci ay pexe yoo xam ne buñ ko jëfee mën na wàññi kaso yi. nit mën na juum waaye bu nee njuumte bi du njuumte bu aaya aay bu jéggi dayoo nañ ko takkal nañ def li ñuy wax peine alternative mooy yeneen xeetu daan yu bokkul ak dem kaso. li mu laaj rek mooy volonté politique mooy am pas-pas suñu réew am pas-pasu indi coppite gu mel noonu. takkal yenn ci prisonniers yi bracelet électronique li nu mel dafa cher lool te def ko ci réew yu mel ni Sénégal dina jafe. Maître Assane Dioma Ndiaye ne priorité yi feneen la nekk. pour ñun loolu nekkul à l'ordre du jour parce que il faut nit ñi xam ne bracelet électronique mooy koo xam ne mun nañ la may liberté mais buñ la mayee liberté dañ lay takkal bracelet bi ba doo mën a daw foo toll rek dinañ xam ne diwkat même boo bëggoon a génn réew mi ba juge bi soxla la nga bañ a ñëw dinañ la mën a repérer. Une récente étude a montré que ça coûterait même pour un nombre réduit plus de 5 milliards. ñaar ñii di yëngu ci wàllu yoon maître Assane Dioma Ndiaye ak maître Moussa Sarr jàpp ne faaw ñu xoolaat bu baax lii di texte yi daal di sensible bu baax a baax askan wi. ñu waxtaan ak askan wi yee leen jàngal leen won leen ne njuumte mën na dal ku ne. jàpp naa ne mën nañ ko wéyal ba wàññi kaso yu fees yi ci ña nga xam ne daf fa nekk ci loo xam ne daal taxu ko garaaw lool. daf nañ ne am na mesure yu gën a jàmp yooyu parce que suñu droit d'abord dafa ne liberté bi mooy principe téye bi mooy exception mais tey ñëpp d'accord nañ ne téye bi mooy principe liberté bi di exception donc balaa ñuy def loo xam ne xëy na dafay ñëw pour sécuriser système bi mais nañu fexe ba li nga xam ne moom la ñu voté suñu loi yi ñu appliqué ko. leneen li nga xam ne nag kenn waru koo négliger moo nekk askan wi naka lay xoole ñi nga xam ne ñoom la ñu takkal yooyu la bracelet ndax dinañ mën a dékku bët bi nga xam ne noonu la leen di askan wi di xoolee. Pape Fara ñi nga ñu wax ci leneen mu lu jëm ci àq ak yelleef doomu aadama ponk la bu ñu taamu ngir waxtaane ko benn kuréel nag boo xam ne mooy toppatoo gune yi ak itam jànq ji nga xam ne jegamaar ji dañoo ami jafe-jafe ñoom nag la leen metti rek mooy lenn ci mbir moo xamante ni si liggéey ba da koo sooxe maaju nag lu jëm ci àq ak yelleef doomu aadama ca Ndar Géej la ñu amale woon boobu lelal ci teewaayu Ousseynou Diop la woon ak Habib Seck. ci xeex lu jëm ci wàllu taalibe yi nekk ci mbedd mi loolee da ca lajj loolee mooy xalaat bi nga xamante ni waa ko SAED daal nañ koy amal ci diwaanu Ndar Géej lañ doon amale seen ndaje bi lee jëmale ko ci juróom-ñaar ci ay région ñoom nag jàpp nañ ni askan wi dañ leen war a gën a dugal ci xeex bu nu mel rawatina ñi di conseil de quartier yi. président dafa wax bëgg-bëggam bu sañoon benn xale du taxawaalu ci dëkk bi loolu bëgg-bëggam la mais du yombee noonu parce que balaa nga xale yi jógee ci mbedd bi. il faut ñu xam lu tax xale yi nekk ci mbedd bi bu ñu xamee nag li tax xale yi nekk ci mbedd bi ñu jéem a saafara li tax xale yi nekk ci mbedd bi defe naa loolu mooy yombalal mbir bi. collectif des structures d'appui aux enfants et jeunes en difficulté di taxaw ngir xale yi daal di gën a mën a am seen àq nee nañu nag ci atum 2006 ak léegi projet code de loi de l'enfant bi nga xamante ni ñu ngi taxawal ba léegi kenn yu ci yàbbi te loolee mënoon na bokk ci li nga xamante ni mooy gën a fësal xeex bi. waxtaan nañu fi mbiru code de l'enfant bi nga xam ne Sénégal mu ngi ciy yëngu léegi mu am fukki at ak ñett mais code de l'enfant boobu am gisaguñu ko feeñagul xamaguñu lu ñuy taxawal lu ñuy xaar pour mu sotti ñëpp xam ne nag yoon a ngi nii nag. dafay am solo nag boo waxee téere rek téere maanaam bu ñu ko jëlee ci suñu aada ak suñu xar baax jël ko ci diine luy aar la luy dëgëral taxawaay la kon la muy tekki mooy lu ñu mën a sukkandiku la. pour gën a dëgëral taxawaayu tuut tànk yi gën a saytu seeni mbir waaye gën leen a xàllal yoon ngir ëllëg ñu mën a yore réew mi ci anam yi mu gën a
ñoom ñii nag ndaje bi ñu amal nee nañu daañ ko amal ci yeneeni région jàpp nañ nag ci diwaanu Ndar Géej xeex bi mu ngay wéy ngir xale yi nekk ci mbedd mi man fa jugee waaye nag nee nañu ngir mu am force ñëpp booloo nekk benn. FRAPP di kuréel buy saytu lépp lu jëm nag rek ci réew meek tolluwaay bi rawatina moomeel bi ba tax ñu naan leen France dégage ànd ak yanama doon janoo ak taskatu xibaar yi ñaawlu nañu jafe-jafe yi détenu yi maanaam ci abi féete ginnaaw di dund ci kaso yi ba tax na sax nag ñi ngi sàkku rek askan wi wuy si leen aljuma ci woote bi leneen lu ñu ñaawlu muy kaddu yi jëwriñ bi ñu dénk wàllum yoon yëkkati ne kaso yeeg nekkin wa baax na dañ ci ànd ak kuma amaat Thierno Laurent Mendy. ñii ñëpp di ñu bokk ci mouvement citoyen yu nekk ci biir réew mi bokk na ci gën a fës FRAPP France dégage ak itam Y'en a marre seen ndaje bi tey ñu ñëwaat ci kàddu bi jëwriñ gi yor justice bi ci réew mi yëkkati woon gannaaw bi mu demee nemmeeku waa kaso Rebeuss. bu waxee ne waa Rebeuss rawatina waa chambre 9 dañ ko jaajëfal ba pare tàccu ko ñun dañoo jàpp ne loolu dëppoowul ak li mën a nekk dëgg ndaxte chambre 9 mooy néeg bi nga xam ne moom la ñuy xuuxalaate moom la ñuy tiitalaate képp ku nekk Rebeuss ba dañ leen di wax biir Rebeuss ne lii boo ko defatee ñu yóbbu la chambre 9 wala chambre 10 donc waa chambre boobu ci musiba la ñu nekk ci safara la ñu nekk donc chambre boobu mënuñu tàccu mënuñu gërëm ministre de la justice. ñaari millions ci suñuy koppar nguurug Sénégal jébbal ko njabootu ñaari prisonniers yi fa loru woon Guy Marius Sagna jàpp ni boobule xaalis fajul lu bari. mooy état du Sénégal jox ñaar fukki millions suñu lion football yi fukki millions suñu lion basket yi ngir tëj gémmiñu njabootu ñi nga xam ne ñoom ñoo dee àllarba bi passé ndax ñàkk matadi bi nga xam ne moom mooy taxawaayu état du Sénégal ñu jox leen ñaari millions suñu ay lion suñu ay jigéen ak ndaw yi nga xam ne ñoom ñooy football ak basket naam war nañ leen jàppale waaye nag dañoo jàpp ne saaga la boo xam ne bu rëy a rëy bi état bi def. condition yu metti prisonniers yi nekkee fii ci réew mi ak téye bu yàgg bi ñu ne jot na kilifa yi ànd ci ay saafara ba tax ñuy woo bépp sénégalais ci doxu ñaxtu bi ñu nar a amal ci àjjuma ji. ñu leen di woo juste à plus de responsabilité ñu ciy interpeller le président de la République Macky Sall que mu jël dossier yi en charge woote nañu marche aussi le vendredi ñu ngi woo bépp sénégalais bu mus a def prison bu musul def prison. du question prison kese question dignité humaine la ñu ngi wax doomu aadama nañ ñëw ku ci nekk nga waslu ak nga def ci taxawaay bi la war pour que ëllëg ñu mën a changer soppi li nekk suñu biir prison yi. kaso yu fees dell yi ñu nemmeeku ci réew mi bokk na ci lii gën a indi fitna bi ci mujj di deewu ñaari ndaw yi di Cheikh Ndiaye ak Babacar Mané loolee waral activiste yi takku jóg. Kumba Amath Lo ñu sant la gërëm la wax ci bateau Mercy Ships nag ñaareelu phase bi di ñaareelu pàcc bi door nañ ko ci centre de santé Philippe Maguilène Senghor lu ëpp juróom fukk ci ay way tawat ñoom it xool nañ leen ci bëccëg gu njëkk goo gilee lu jëm nag ci wàllu mbindu gi dañ koy wéyal ba ci weeru décembre ngir jàppale ñenn ci askan wi tawat sa loxo jotul seen gannaaw jaaxeetu faal Pape Sangone Mbaye ci ay leeral. fan ak juróom-ñeent ginnaaw bi bato bi di Africa Mercy Ships yegsee ci Sénégal inscription yi ma ngay woy ba léegi ca centre de santé Philippe Maguilène Senghor ci phase bu njëkk bi nag lu toll ci 744 patients daal dinañ leen di jël. phase sélection bi nag nit ñi bëri nañu mais quand même góorgóorlu nañ daal. ba def liggéey bi comme ni ñu ko santé ba ñëpp daal xool nañ leen léegi tamit équipe bi war a def équipe bateau bi ñu war a saytu patients yi egsi nañu ci jàmm ba commencé nañ liggéey bi tey le 2 septembre ba le 31 décembre dinañu consulter dinañ xool patients yi ñoo xam ni que dañ leen mën a jël dinañ leen jël ñoo xam ne aussi tam mun ñu leen jël aussi tam dañ leen ne mun ñu leen jël. Moussa ni li ni mel arrangé na ko loolu ndax dina tax mu mën a faju te du fay dara ginnaaw ay at a ngi nii muy dund ay jafe-jafe. ndax feebar bi ma jàppee ba léegi mun naa ne def na presque 10 ans ci man. def ma dégg nouvelle bi ni affaire des bateaux bi di ñëw ma ne xaaral ma tàntuwaat sama sens côté bi xool comme lu yàlla di def yàlla def ma ñëw ba tey ji ma nekk fi ma nekk nii maintenant laa bindoo PMI bu maintenant keroog le 1er août. ñu joxoon ma rendez-vous tey ma ñëw gis naa ñi amagun naa yaakaar tey ñaan yàlla sama yaakaar tas. bàjjenu gox yi ñoom tamit ci lañ ñuy woo nit ñi soxla ab pàcc ñu daal di ñëw mën a bindu. nag dañu am ñoo xamante ne ci hôpital bi lañ nekk amoon nag ñun nag liggéey boo xamante ne dañ ñu doon jàng
ni ñuy waxee ak nit ñi ak ni ñuy def ak ñoom ak jàmm ji ñu war a am ak ñoom ba koo waxal convaincre que si li nga xamante ne moo nekk si moom te mu bëgg ko parce que du lépp la bato bi jël selon li ñu bato bi wax na loolu lay def loolu am na nooy wax ak ñoom ñu comprendre ne bis buñ sa yeggee bu boobaa du ñu am benn tiitaanga wala benn problème bu ñu am. ci journée bu njëkk bi ci deuxième phase bi lu ëpp 52 personnes daal dinañ leen di consulter ngay liggéey ci bili bateau ni nekk nañ ci condition yu baax ngir dalal ñi nga xam ne ñooy malade yi. Jaariyatu Fall ñu gërëm la dem ca njàmbur gox yu ñu naan Potou xamees na ko ci mbayam soble dañoo gis rek ne ren ji dañoo def ay jéego yu am solo ci mbay mi waaye la ñu nemmeeku rek mooy njaay mi daal mooy seen jafe-jafe maanaam soble sax ma nga ne gàdd foofu jarul tax na rek ñuy sàkku ci njiitu réew mi mu jàppale leen lu ko mooy rek bor yi de su ko mën a fay ca njàmbur dañu fay fekk ku ñu naan Thierno Fall. depuis 2014 ak léegi production soble bi mi ngi jóge ci 250 000 tonnes ba tey mu egg ci 400 000 tonnes fii ci Potou ak li ko war ren ji li fi ñor ci soble ñu ko xayma ci 190 000 tonnes daanaka muy tolloog genn wàllu production nationale bi. ndax le président de la république dañu waxoon ni na ngeen bay autosuffisance loo xamante ni dana mën a yore réew mi ba tax nun ñëpp nu summiku góor ak jigéen dugg ci tool yi liggéey. tey li nu produire ci oignon fii mu nekk kenn xamul nu mu toll. production bi nag ni mu yokkee ren ji rawatina fii ci Potou nga xamee ni ñaari campagne la ñu am muy variété ngañ bay ak sonsa tax na ba fi mu toll nii soble si lu ci bëri mi ngi des ci loxoy baykat yi. gis nga sama soble mu ngi nii tey mënumaa fexe ba jaay ko client du ma ko gis client bi ma fi jot a gis fi mu toll nii ay fanweer ak 200 francs la may fay te xam ngeen sonsa coût de production dafa jafe. maa ngi 600 sacs Dakar. ngir doom jugugul ak stockage si yëpp nga leen prix bu cher arwas mënoo jaay mënoo jënd. mu tombeek ndox mi nu baas ka fan yi yëpp gis nga nii du nu muri guddeeg bëccëg suñu sol yëpp yàqu na ay millions yàqu na fii lii nag fu nu ko jëmee. jafe-jafe yi nag li ko indi mooy soble arrivage bi nga xamee ni si mooy concurrence mbay mi ci biir marché bi. Sénégalais yi am na ci ñoo xam ne gëmuñu mbay mi li ñu gën a gëm mooy soble bi jóge bitim réew parce que dañuy yaakaar ne moom moo gën a nekk ci condition yu baax loolu la ñuy yaakaar waaye soble bi soble bu baax la. li ko dalee Potou Gabar ba Taare baykat yeeg baana yi li ñuy jooy mooy nu ñuy def ba fay seen bor yi ñu leboon ci banque yi. ñu indi arwaas bi mu dal ci baykat yi yaa ngi nii ñëpp dañ yor ay bori banque sooy boobu Macky Sall jóg si bu ñu jógul kenn du leen fay wala baana yëpp baykat yëpp daañu leen tëj. fii mu ne tey délai yi ñu mayoon ci banque yi jot na ñu ngi noo fayu guddeeg bëccëg amatuñu jàmm guddeeg bëccëg li ñu yaakaaroon na ngi nii tey mënatuñu ci dara xamatuñu fu ñu kaa jëmee. jafe-jafe yi nga xamee ni si ren ji baykatu soble yi am nañ ko nga xamee ni lu ëpp ci seen récolte yi mi ngi yàqu ci seen loxo ndax gisuñu fuñ koy jaayee tax ñuy laaj ban jeexantal la mën a am ci campagne bi nga xamee ni moom la ñu jëngmal déwén. Thierno Fall jërëjëf ni ñu ko waxoon ci ponk xibaar yi Thierno Déthié Faye ngeen baal ma muy coordonnateur bu pôle des non alignés moom la ñu dalal ñu ngi lay nuyu di rafetlu sa teewaay. Fatou maa ngi lay fay. di leen gërëm di leen sant. di rafetlu itam seen liggéey. ci TFM jërëjëf doyen Déthié Faye ñu wax nag dialogue politique bi ak tolluwaay ba mu mel ni am na aslëf lu leen noppi ci liggéey bi boo def taxaw seetlu bi tey fan ngeen toll ci biir liggéey. waaw liggéey bi day biñ ko tàmbalee ak léegi mën nañu wax ne xëy na jéego yi xaw naa diib waaye lépp loo xam ne waxtaane nañ ko def nañ ko ci anam boo xam ne njëriñu Sénégal rek la ñu jiital. Très bien. moo tax ba bi nga xamee ne yegsi nañu ci war a xool élection yi ñu jëmoon élection locale yi naka lañ ko war a taxawale nun ci la ñu càmbare xool situation réew bi fi mu toll ñu jàpp ne élection présidentielle yi jàll juróon na ay jafe-jafe ak coow loo xam ne bu ñu bëggee réew mi dal faw ñu taxawal fii code électoral boo xam ne ñëpp dañ ciy d'accord ba nga xam ne bu ñu woteetee ba pare rek coow du am moo tax ñu waxoon ne loolu nag mënuñ koo am su fekkee ne dañoo yàkkamti ñu wax ne kon tey li Sénégal soxla mooy code électoral 1992 boobu ñuy soow ay sénégalais ñoo ko defoon kon 2019 bi ñu toll
yeneen i doomu Sénégal war nañoo mën a taxawal beneen code électoral boo xam ne consensuel lay doon. ba nga xam ne code électoral 92 kenn dootu ko tudd. très bien ci kaw loolu la ñu wax suñu mbokk yi ñu fa nekkaloon ne xalaat nañu ne. loolu mënuñu ko am. su fekkee ne dañoo bëgg a dem ci élection yi le 1er décembre. ndax jot bi du ñu may ñu changer li ñu war a changer ci code électoral bi ndax li ñu ci war a changer dafa bëri. kon bu ñu bëggee dem ci élection yoo xam ne du am xëccoo du am werante ci résultat ya. nañu dàq élection yi. jël suñu temps waxtaan ba taxawal loo xam ne ñëpp danañ ci d'accord ci charte yi nga xam ne. moom mooy tëral ni nga xam ne noonu la ñuy dem élection ci nañu la ñu def war a demee élection. loolu bi ñu ko defee alhamdulilah ña fa nekkoon ñëpp muy opposition di société civile di majorité di Sénat ñëpp ña fa nekkoon. ànd ci suñu proposition boobu. ñu proposé gouvernement bi ne nañu renvoyer élection yi. ñu ngi waxtaan ci yeneen i point am na ci yoo xam ne déggoo nañu ci. ndax ci yi ngeen déggoo rapidement. boo jëlee li ñuy wax processus électoral. maanaam yoon wi ngay jaar pour dem ci élection. très bien ba ngay bindu ba ñuy proclamer résultat yi. ñu wax ne yoon woowu nañ ko càmbar ba ñëpp d'accord ci ne yoon wu leer la léegi yoon bu set la. ñu soog a dem ci ay élection ñaareelu point bi ñu ne fichier électoral bii nga xam ne juróon na coow lu bëri. ba am ñuy wax ne ñaari fichier moo am wala ñetti fichier. ñu wax ne fichier boobu itam nañ ko seet. nañ ko càmbar. ba xam ndax dëppoo na ak li nga xam ne moom la yoon santaane waaw wala déet. ñu d'accord ci loolu. loolu itam niñ ko bëggee ñu càmbar ko. jébbal ko gouvernement bi. pour que mu waxtaan ci ak suñu partenaires yi waa Union européenne. ak banque mondiale Union européenne ak Allemagne ak yooyu. pour que ñooñu jàppale ñu. ñu mën a def càmbar boobu. ak un cabinet boo xam ne. ay jàmbur la ñuy doon. très bien mu mel ni am na foo xam ne itam déggoo amu fa. mu jëm ci parrainage ak caution bi. waaw parrainage bi xam nga boo fàttalikoo le 12 décembre 2017 la ñu taxawaloon waxtaan. ambassadeur Seydou Nourou Ba jiite woon ko. ñuy waxtaan ba yegg ci mbiru parrainage. gis ngeen coow li mu juróon ci Sénégal. ñun suñu pôle booba dafa waxoon ne. fii ñu toll tey Sénégal amagul jumtukaay yu ko may. mu mën a saytu. signature yi nga xam ne moom la nit ñi signé. ba tax na ku ci déposé ay signature buñ ko dàqee doo ci ànd. buñ ko nangoo itam dina am ñu wax ne dañ koo nangu waaye mënoon nañ koo dàq. ndax amuñu jumtukaay yi boo seetloo élection présidentielle bi jàll. xam nga ne nit ñi xeex nañu fële conseil constitutionnel. lu ko waral charte yi nga xam ne moom la ñu tëral pour càmbar affaire bi. kenn wóoluwu ko. caution bi nag. caution bi. ñu kon ci parrainage bi ñu wax ne comme amuñu jumtukaay yooyu nañu dàq parrainage ci élection yi ñu jëm. caution bi nun la ñu waxoon ak ministre de l'intérieur le 9 mai moo di ne. caution bu waree am. bu mu weesu 5 millions pour élection bu nekk. très bien. ministre de l'intérieur ba mu seetee waxtaan ba. xam nga dafa jëloon benn arrêté. wax ne caution bi 10 millions la élection bi nag boo ko boolee muy 20 millions. waaye alhamdulilah ginnaaw élection yi dàq nañ ko. arrêté boobu doxatul baaxatul. très bien. il faut que ñu waxtaanaat bu ñu juboon tey ci 5 millions. buñ ko joxee président de la république day wax ministre de l'intérieur nag caution bi. comme jël naa engagement ne lu ngeen juboo dama koy doxal. kon caution bi nañ ko def 5 millions. waaye ba léegi. suñu mbokk yi nag ci majorité. nanguwuñu cee joxe seen xalaat. nanguwuñoo joxe seen xalaat ci parrainage. nee nañ pour le moment fii ñu toll ci waxtaan bi duñ ci yee yàbbi. très bien daanaka waxtu wi dañoo xooj rek waaye faaw ñu cabaxal ci aussi statut de l'opposition. voilà bon statut de l'opposition. nun dañoo jàpp ne. lu am solo la ci wàllu démocratie. am na solo boo xam ne. nun waxoon nañu dès le départ ne waruñu koo gaawantoo. nañu jël temps bi mu laaj. waxtaan ak ñi nga xam ne ñu ngi ci biir concertation ak ñi nekk ci biti. ba mën a trouver formule boo xam ne bu ñu ko jàppee day doon avancement démocratie Sénégal. ci kaw loolu moo tax démb bi ñu waxtaanee ñu juboo ci ne point boobu. nañ ko mu jël ci waxtaan bi. comme ça ñu may acteurs politiques yi ñu continuer waxtaan seen biir ba nga xam ne buñ ci yegsee rek. lépp lu ñu dogal day dëppoo ak loo xam ne luy jëmale démocratie kanam la du doon loo xam ne lii. day doon njëriñu Fatim wala mu doon njëriñu kële. mais njëriñu démocratie lay doon. très bien waxtaan bi day wéy aussi. waaw waxtaan bi day wéy niki suba. incha allah ndax am na comité technique.
boo xam ne taxawal nañ ko comité technique boobu mu ngi daje tey pour waxtaane ci bulletin unique ak ci parrainage bi. Très bien. pour xool ndax danañu mën a defal ay propositions yoo xam ne ñun ñëpp danañ ci mën a juboo. Déthié Faye ñu lay sant di la gërëm. maa ngi leen di sant leen gërëm. di am mbégte bu baax ci invitation. jërëjëf may fàttali ne yaay coordonnateur bu pôle des non alignés ñu doon def le point ci dialogue politique bi yegsi nañ ci ponk bu mujj li ci yéen kaay Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ñeenti téeméeri doomi aadama ak fanweer faatu nañu ci accident ci réew mi ci diggante janvier ak weeru août l'observateur moo xëy joxe xibaar bi ubbil yéenekaay bi enquête bu yaatu ci accident yu bari yi ci réew mi ak li koy waral 18390 victimes accident ñoo am ci Sénégal ci juróom-ñetti weer yi ñu génn lieutenant colonel Pape Agne Michel Diatta bu sapeur pompier mel ne ku naan ñu ci journal bi du tali yu bon rek ñoo jur accident yi ndax seetlu nañu ne fa tali yi gën a baaxee fa la accident yëppee benn waay bu ñu naan Fallou Diop mi ngi nittali ci l'observateur ni ko ab accident xañee ab tànk xale yi ci réew mi ak ni ñu leen xañee seeni yelleef direct info nee nañu ëpp na ne bari na ci Sénégal ay xale yoo xam ne ba léegi ñoo ngi leen di yàq ak di leen fitnaal gouvernement bu Sénégal li ko waroon ngir guney réew mi mën a nekk ci seen afiyo lu ca bari matalewu ko ba moo waral ambassade bu Amérique di sàkku ci gouvernement bu Sénégal mu gën a taxaw ci nekkinu xale yi xale bu ciy jàngee ci école Jeanne d'Arc boo muuroo doo fa dugg Sud Quotidien nañu kilifa yi jiite école Sainte Jeanne d'Arc nañu ko waxee woon noonee la ñu ko defee élève buy muuru du fa jàngee ne démb am na ay élèves yu ñu fa dàqee ndax dañoo muuru ba ñu ñëw la Sénégal nañu Sainte Jeanne d'Arc taalaat na coow la ci muuraayu élèves yi am na ay élèves yu jigéen ñu dàqee démb ca l'école ba ndax seeni muuraay ba seeni waajur ne dañuy porter plainte école ba yóbbu yëfi ci yoon enquête dina kay nañu ubbiteg école gu bari jalti moo am ci école Sainte Jeanne d'Arc école ba nee na ay élèves yu muuru duñu fa jànge ndax règlement intérieur bu école ba moo ne élève bu fay jànge moo xam ngay góor wala ngay jigéen bopp neen lañu soxla ci yow Rayana Tall di proviseur bu école Jeanne d'Arc dañuy wax ci l'observateur ne amul benn xale bu jigéen bu ñu génnee ci l'école ba ndax muuraay li am moo di dañoo teg suñu règlement intérieur ca règlement intérieur ba ñu def ci ni ñu bëgg élève bi mel ko ak ni mu war a solo bu bëggee jànge ci l'école bi parent d'élève bu ca nekk ñu jox la règlement intérieur bi nga xool ko jàng ko jàngaat ko kon élève bu ñëw te wàccewul ak règlement intérieur bu l'école bi yoon la ñu ne ko na delluwaat këram kër gi ci politique bi ak dialogue politique bi Sud Quotidien nee nañu dialogue bi bloqué wu na dafa tagga témbe waxtaan yi ñoo ngi tagge ci mbiri parrainage yi ak ci wàllu caution bi ñu war a joxe ci élection ak déggoo amu ca ne ñi ñuy woowee les non alignés li ñu bëgg moo di ñu jëlee fi parrainage bi élection yu ca nekkit li ñuy laaj ci caution bañu romb juróomi million société civile gi di sàkku ñu càmbaraat loi bi jëm ci parrainage bi majorité bi ñoom ne dañuy bàyyi ba ñu évaluer processus électoral bi auditer fichier bi ñu ciy soog a mën a wax Le Quotidien nañu ku wax lii wax la ca des ne ba léegi waxaguñu ci statut chef de l'opposition bi ñi jiite dialogue politique bi nee nañu ponk boobee la ñuy mujjee li ñu ci jublu bokk na ci moytu ay ñëgg-ñëggi xol xel ak xalaat yu bari ñoo nga ca ndajam conseil des ministres yu ñu war a tàmbali tey ginnaaw ab diir bu ñu ko dakkale l'observateur nañu tey la gouvernement bi di amal ab conseil des ministres bu dul am premier ministre ndax poste premier ministre amatul ci réew mi waaye terewul premier ministre Sénégal ba woon di Mahammed Boun Abdallah Dionne dina ko teewe moom it ginnaaw ab diir bu mu wuutee ndajam conseil des ministres ndax wopp ki war a doxal yëf yi di président Macky Sall l'observateur tuddee ko l'omniprésident moom l'omniprésident di Macky fépp Cheikh Bamba Dièye bàyyilu ko dara mi ngi ñaawlu ci Vox Populi li mu jàpp ne ay milliards la yu bari yu gaañi am te amewuñu ko ci yoon mi ngi wax it ci pexe yi Macky Sall di nas ngir ab troisième mandat Cheikh Bamba Dièye ne Macky Sall ak lu mu fi mën di def du tax mu effacé way wu ñaaw mu fi bàyyi ci aw yorinam ci réew mi di Sénégal équipe nationale bu football am mu di gaynde yu mag yi gone Aliou Cissé yi record yéen a kaay nee nañu ñoo ngi waajal ab match amical seen digg ak équipe bu Brésil fédération Brésil bu football ñoo sàkk football ak Sénégal match amical ci date FIFA yi ci weeru octobre ñu dem ci journal Libération wax ci lu mënut a xaar weeru octobre ubbil yéen a kaay bi journal bi bind na ne brioche dorée yi ci réew mi ab scandale sénégalais la Libération nañu jot na ci kilifay réew mi ñu yabal ay mission d'inspection ci brioche dorée yi ndax calteek ñàkk hygiène gi am ci brioche dorée yi ci réew mi jéggi na dayo bi ci mujj yéenekaay bi dañu démb la ma nga xewee ca brioche dorée ba ca Yoff benn waay moo fa jënd mburu gis ca mburu ma weñ wu ñu ca lakkaale ba mu xëm. Mohamed Ndiaye ñu sant la gërëm la sant leen yéen tamit ci safoo gi kóolute bi ak cofeel bi di leen ñaandal kennal jàmm di ko sàkku ci yéen jaa ngeen jëf ci seen teewlu ñu yendu jàmm.